nuyoo Barcelone fii lu ci yoonu Barcelone. d'accord waxal petit day xool sa invité yi nga bàyyi Barça. Khoudoss nuyul ku la neex. dama jàppoon ni sa thème bu tey bi moom ngay waxtaanee parce que am na solo. am na solo kay lan lañ ciy waxtaanee. loolu de la waroon thème tey wax dëgg yàlla. lan lañ ciy waxtaanee. performance entraîneur bu Barça bi ak li xew. ak Alaaji Messi mu baax. naufrage. c'est que yow Khoudoss tu as intérêt. d'accord. noppi daal lii de métti na. te di la nuyu Cheikh Tidiane Gomis di nuyu sa invité Gérard Sambou di nuyu itam sunu invité di Saliou Seck nekk secrétaire général. bi nga xamante ne ci wàllum développement foofu la ca Meewaan ca lay yëngatu te ñu jàpp ne ci fan yi ñu génn mu amoon ay wax ju bëri ci lu jëm ci wàllum suuf si. ñu nar a ko waxtaanee ci kanam tuuti ci lu jëm ci wàllum litige foncier bi foofu. d'accord ci moom laay tourné itam sama sëriñ Saliou. ñu ngi lay nuyu bu baax a baax Saliou Seck comme ni ma ko waxee tout à l'heure nekk secrétaire général bu FDP force pour le développement de la commune de Meouane nuyu nañ la bu baax Saliou. Fatou ñoo ngi lay nuyu. ñoo ngi nuyu waa Walfadjri yëpp. di jël yoo bi di ko teg ci loxo kilifa gi. di nuyu aussi Abdou Khoudoss mi nga xamante ni moo ma invité. di nuyu Cheikh Tidiane ñu koy suivre bu baax. ci plateau yi. di nuyu aussi seen beneen invité bi muy Gérard. di nuyu peuple sénégalais bi yëpp nag vraiment di rafetlu invitation bi aussi. d'accord di leen wax ni ñoo ngi fi taxaw ci turu FPD. ñu koy wax force pour le développement de la commune de Meouane. muy benn association apolitique qui regroupe les 89 villages de la commune de Meouane. Et qui a pour objectif de défendre les intérêts des communautés locales. Mais aussi de participer activement au développement local. d'accord am na solo kon mi ngi noonu kon daanaka dañuy daal di ñëw sax léegi-léegi ñu daal di dugg ci biir rubrique immobilier. ayca Khoudoss kon dañ lay bàyyi rek ñu daal di dugg directement ci biir waxtaan bi. alors dañuy dem foofu lañ ca Meewaan nga xamante ne c'est vrai que bari na fa ay des acteurs politiques yoo xam ne ñu ngi ci pouvoir bi waaye ci li ñu nemmeeku au départ seen diggante ak les industries chimiques du Sénégal mooy ICS problème barème moo ne woon seen diggante. tam après dem ba jur li nga xamante ne mooy mésentente seen diggante ak les industries ñu gis ngeen génn état bi envoyé la gendarmerie mu encercler les villages yi réellement lan moo waral ngeen yegg ci li ni mel. jërëjëf Khoudoss question bi am na solo bu baax waaye balaa may ñëw ci sa question bi nga may ma rek ma remercier peuple sénégalais bi vraiment waa diaspora aussi ak organisation de société civile yi nga xamante ni vraiment ba mbir mi commencé ba léegi ñoo ngi ciy jàpp di ñu jàppale ci soutien bi ak solidarité bi di remercier aussi population wu Tobène ak Kër Mbëggey ak ñi nga xamante ni daal ñooy impacté yi ci vraiment seen détermination ak confiance bi nga xamante ni tamit ànd nañ ko ak FPD parce que depuis ba mbir bi commencé ba léegi ñun ak ñoom ñoo nekk di yeewoo ak ñoom di fanaanoo ak ñoom te vraiment amul lenn lu ñaaw lu nga xamante ne am na ci ñu leen di remercier ci confiance boobu nga xamante ne am nañ ko ci ñun lu jëm ci wàllu sa question bu ma ci bëggee ñëw nag mooy concernant le litige foncier lu tax gendarme yi descend ñëw foofu ak li waral keroog li fa xew yépp xew fa mooy comme ni nga ko waxee noonu rek la ñun dañoo am ay suñuy suuf yu nga xamante ni ba ñu ko dalee bay yàgg na ñuy fàttali ni ICS fa la ñu fekk ba muy installé wu fekk nañ ñun suñuy maam nekk fa bu yàgg a yàgg moom mu ñëw état bi jox ko suuf si sans pour autant tamit jël les mesures nécessaires pour que baykat yi gisee mën cee gis seen bopp bi nga xamante ni nag léegi ICS soxla na ay suuf ndax dafa bëgg a def extension usine bi fekk dëkk yi nga xamante ni ñoo nekk dëkk bi di Tobène ak Kër Magay ak Makadiang dafa am seen suuf yoo xam ne ICS daf ko bëgg a jël ba pare proposer leen barème bu nga xamante ni daal vraiment je dirais que c'est un barème dérisoire boo xam ne tekkiwul dara muy 1,50 000 francs ba pare bëgg leen a forcer pour que ñu nangu loolu 1,50 000 francs par exemple. par hectare par hectare waaw. te ñu nar a jël lu toll ci 6 hectares. ëpp na 6 hectares parce que nit ñi ñoo ni 6 hectares rek parce que dañoo jël problème mu Tobène kase mooy 6 hectares 50 000 te ma fàttali ni Mbaar Ndiaye bi nga xamante ni moom la ICS mujj a déplacé. ñoo ngi leen fay 9 millions à l'hectare te loolu matagul sax 5 ans
dama yaakaaroon ni nag day gën a yokk kay waaye du wàññeeku parce que boo jógee 5 ans boo jógee 2015 2016 ñëw 2020 nga xamante ne dund bi yokku na lépp yokku na xanaa loolu li nga war a fay kay daa gën a yokk mais nga bëgg a wàññi jógee 9 millions ba 1 million 50 000 francs à l'hectare muy affaire bu xaw a doy waar trop vraiment. est-ce que nekkul da ngeen di valider li ni mel ba pare dem ba ci biir vous vous êtes rendu compte que ne ce n'était pas le bon barème ngeen doog a résister. pas du tout ndaxte ma fàttali Abdou Khoudoss gis nga barème 1 million 50 000 francs boobu sax ñuy wax c'est consensuel ni barème départemental la bañ koy def amul benn baykat bu fa toog amul benn représentant baykat bu ko def te barème boobu ñuy wax mu ngi bañ ko mettre en vigueur ak léegi 1974 la réactualisation bi ci mujj 1994 la xam nga ni loolu nekkatul actualité te ministre de l'intérieur muy monsieur Aly Ngouille Ndiaye bi mu fa ñëwee woon la veille de la tabaski pour déglu nit ñi moom ci boppam reconnaître woon na ni barème bii ce n'est plus en vigueur parce que déjà yàgg na c'est devenu obsolète moom ci boppam sax nangu woon na loolu ci kanamu baykat yi. léegi lan moo waral que ni ñoom ñu jékki-jékki rek saa yu descendre sur le terrain ne dañuy nangu di en tout cas di mesurer jël li ñu bëgg par la force parce que dafa mel ni topographie wàcc nañ ci terrain bi pour jéem a natt li nga xamante ne moom la ñuy soxla ci wàllum suuf ci la résistance population bi tàmbalee. waaw li nga xamante ni moo tax gendarme yi ñëw fa keroog dafa amoon ay chef de village yu nga xamante ne dañ leen convoqué woon à la gendarmerie. pour affaire leur concernant ñu defoon ci convocation yi 9h mais dañu seetlu ni 4h du matin le gendarme yi ñëw wàcc ci dëkk bi cadrier yëpp ci koo xamante ne dañ leen convoqué 9h xanaa kuñ convoqué 9h kay di nga ko bàyyi mu yeewu sang mën a jël ndékkeem sax door a jël oto dem mais avant ñu yeewu 4h du matin ñu ñëw cadrier dëkk bi yëpp ku bëgg a dem am na jour boobu sax ñoo xamante ni ndékki wuñ ba léegi parce que boo yeewoo génn sa kër ñu la ci biir. kon ñëw bëgguma la dog mais ñëw bi yëpp convocation kese la woon bu ñu convoqué chef de village. ñun à la fin lañ xam ni réellement du pour convocation chef de village yi. c'est convocation chef de village yi ndekete l'heure la woon rek. ñoom li ñu bëggoon mooy def seen ay relevé topographique. li ñu bëggoon mooy empêcher baykat yi ñu génn pour empêcher leen ñoom ñu def relevé topographie looloo taxoon ñu ñëw cadre yi dëkk bi yëpp pour kenn bañ a génn ba nga xam ne ñoom darañ mën a dem ci àll bi def seen ay relevé topographique te may fàttali ni baykat yi ba léegi nii ñoom ku leen dégg ñu wax mosu ñoo wax ni duñ joxe suuf si. mosu ñoo wax ni duñ joxe suuf si te bañuñu woon sax ñu def relevé topographie mais li ñu bañoon mooy li ñu waxoon mooy balaa ñu koy def nañ juboo ci barème bi ba pare parce que yaakaar naa ne loolu moo logique. damay jël exemple nga ñëw ci butigu jàmbur rek yow Khoudoss yow mii munoo ñëw ni ko jox ma meew jox ma diwlin jox ma leen dem def la neex togg ba pare ñëw ni ko loolu li nga ma jox yëpp ñaata lay jar xanaa bala nga kaa yóbbu di nga ko wax ñaata lay jar ñu ñëw fa nag vraiment jour boobu mun naa na wax ni sax defal lu leen neex parce que biñ duggee ci dëkk bi vraiment liñ fa njëkk a créer mooy panique générale dugg ci dëkk bi gis ngeen photo yi le fait que ñuy teel encercler village bi créer yenn panique ci li ni mel gis nañu tuuti peut-être résistance population bi ci ñooñu jàpp naa ni ñi ñu jot a jàpp mot nañu 19 personnes est-ce que quelle a été la réaction des élus locaux ña nga xamante ne ñoom ñoo yore ci wàllum joxe suuf parce que mënuñoo xaatim li ni mel te élus locaux yi bokkuñu. waaw bala may ñëw foofu di lay wax ni daanaka résistance amul woon jour boobu parce que mënuma comprendre lu mat 8 camions gendarmes ñu indi leen ci benn dëkk avant kenn di yeewu ñu jàpp leen joomu ni ñooñu mën nañu résister parce que population boo xam ne ay baykat lañ amuñu arme amuñu dara ñooñu lan la ñuy résister boo gisee liñ ci jàpp lu bëri sax loolu moo ko waral ndax. concernant nag élus locaux yi nga xamante ni ñoom ñoo dëkkee ca gox boobu yaakaar naa ni ku ne dégg nga liñ ci wax monsieur le maire Bara Ndiaye wax na ci monsieur Alolo wax na ci lim ci wax sax man moo ma gën a jaaxal parce que dañ leen a jàpp rien que pour def relevé topographie buñ paree dinañ leen bàyyi loolu lan lay nuróol loolu Alolo ci boppam bu la neexee nga seetaan vidéo yi YouTube li mu wax lu leer la mooy xale yi dañ leen a jàpp pour que ñu def relevé topographique yi bu ñu defee relevé topographique ba pare dañu leen libérer xanaa loolu mooy jaay doole ñëw ci ay toolu jàmbur bëgg ni far force di nga def relevé topographique yi te jubboowoo ak ñoom ci kàddu. waaw léegi xam nga lu ma la bëgg a laaj. waaw bi ñu annoncé ne que dañuy ñëw def relevé topographique bi léegi yéen mbaa amuloon ay maanaam menace de marche
menace de manifester yooyu ndax loolu amuloon à l'avance ba ñoom ba autorité bi dégg ko est-ce que loolu amul. waaw Cheikh Tidiane jërëjëf xanaa ma fàttali la rek nga xamante ni ICS dafa commencé woon ay négociations ak population yi. pour ñu négocier ci barème bi. mais nag négociations yi dafa buté woon ci mooy li ma la wax léegi ci. révision barème bi waaw ci révision barème bi. maanaam ICS moom bëgguloon waxu barème. moom li mu bëggoon rek mooy def ay relève topographique am ba pare door a waxu barème te loolu tamit dafa logiqueul parce que mënoo ñëw ci toolu jàmbur natt ko ba pare door di ko wax ñaata ngay fay da ngay wax li ngay fay ba pare kay xanaa door a natt léegi nag bi nga xamante ni problème bi boobu am na jubboowuñ ci kàddu négociation yi xawoon arrêté ba mu mat ab diir si le ministre de l'intérieur monsieur Aly Ngouille Ndiaye ñëwee woon foofu la veille de la Tabaski pour écouter les deux parties pour xool nan la ñuy defaree problème bi mais bu mu ñëwee vraiment mu wax fa au départ wax ju rafet ba ñëpp am confiance ni problème bi daal dina résoudre lu gën a gaaw mais lu ñu ci jaaxal mooy bi ñu jógee Tabaski rek mooy le 12 bi passé dañoo jóg ba ci rek indi policiers yi te avertiruñ kenn yëgul woon ni sax jour boobu policiers yi dinañ fi ñëw ndax man ñoo ngi ma woo ay 7 heures du matin 6 heures pour wax ni ma policiers yi ñoo ngi ñëw ci dëkk bi. waa léegi. yow ba léegi tontu woo ma de. waaw sama question. waaw mooy maanaam. est-ce que dama ne est-ce que balaa ñoom ñuy ñëw mbaa amuloon ay menaces parce que xam nga deux fois dañuy naan waaw xaaral ba ñu ñëw fii nanga manifester dañuy kii na ndax loolu am na wala amuloon. amul loolu amul kenn man dégguma fa. aussi avant que ni ñoom ñu def intervention ñoom def ngeen ci une déclaration ne li ngeen bëgg mooy la révision. C'est par la suite après que le lendemain xawma après que ñu dégg ne am na gendarmerie wàcc nañu encercler village yi loolu au moins mën nga ko reconnaître. si parce que mais boobu noonu defuñu woon pour inciter nit ñi à ce que ñu ñëw pour loolu dañoo waxoon ni ñun barème bi la ñu bëgg ñu réviser ko te yaakaar naa ne loolu ku ne tamit am nga ci droit. kii Saliou. waaw man. contre ma yéen. xam naa yéen a moom seen yëf. xam na dëkk bi moom. léegi moom suuf moom jaay doole moo fi am. loolu moom kenn waxatu ko mais c'est que boo gisee ma poser la question boobu. par rapport ak tamit xam nga comme ni ñu koy waxee rek dégg nga bu amee yooyu il faut que état tamit envoyé ay kii pour ñu sécuriser personnes yi xam nga yooyu day am loolu day am mais néew ma que yéen li ngeen wax kii. dëkk bi fu mu nekk nii kenn rek moom moo ñuy tooñ moo tax ba suñu béykat yi ñuy jël seen suuf la kenn rek moo ñu tooñ Macky Sall du kenn parce que loo gis suuf boo fi dagg joxe ko Macky Sall yëg na ko man maa la wax loolu suuf boo dagg fii jël ko Macky Sall yëg na ko ba dem ba toll ci hectare dégg nga yéen nag man li ma la bëgg a laaj ci loolu sax moom mooy lenn. mooy que yéen fu mu nekk nii parce que man bu ma déggee 9 millions pour. 1,50 pour un hectare. ñin mujj a fay muy waa Mbaar. ñun ñu mujjee fay. mais c'est que yéen tamit d'un côté yéen a ngi bazarder seen terre. man loolu laa gis. est-ce que aussi du élu locaux yi parce que en réalité. mais yéen a ngi koy bazarder parce que sincèrement nañu wax de dëgg 9 millions pour hectare man damay wax ne sincèrement loolu moom dëgg loolu tuuti na. yéen lan moo tax parce que yéen dañuy négocier ba ngeen ko joxe yaa ko wax waaye léegi nag yéen ngeen denc ko ak ngeen jaay ko dëgg la état moom bu soxlaa moom day jël. waaye nag am ngeen ay proposition yooyu mën a def pour ne état ñun ñii bay mooy sunu maanaam mooy sunu activité. mooy sunu activité économique. yàlla bàyyi ñu yooyu man def naa discours boobu lu tax yéen teniwu leen discours boobu au lieu que ngeen naan voilà nañ ñëw ñu négocier voilà nañ négocier nañ fay lii nanga parce que yéen ku leen dégg rek moom mooy yéen vous êtes prêts à laisser. ma lay fàttali rek ni Cheikh Tidiane ICS entreprise bu mag la Sénégal te yàgg na fi aussi tamit te exploitation phosphate yaakaar naa ni du fi gan ba tax na exploitation bi commencé wul léegi nii exploitation bi depuis les années 60 ba léegi moo ngi fi ça veut dire que usine bi day continuer day gas di dem
te tool yooyu moom ala kulli xaal il faut que ñu reconnaître ko aussi tamit ICS moom day gas di dem te état moo ko jox autorisation pour mu gas di dem te yaakaar naa ni nag loolu population yi ñoom liñ ci man pour empêcher ñu gas usine bi mënuñ ci lu bëri parce que état moo leen koy autorisé loolu jéggi na suñu ay moomeel leen li ci topp nag mooy sagam suuf soosu suñu ay tool la woon ñun li nga xamante ni moom lañ ci mën a réclamer mooy balaa ñu koy jël nga xamante ne ñun fa lañ doon suturloo fa lañ doon bayee boo fa demee fi ne nii sax fekk nga fa ay garabu mango ak ay garabu darkase ak yëpp nga xamante ni ci lañ doon dimbali suñuy njaboot di ci dimbali suñuy soxna di ci dimbali suñuy mbokk balaa ñu koy jël nañ ñu waxtaan ak ñun ba jubboo ci barem yaakaar naa ni te loolu tamit yanu na maanaa loolu lañ wax. balaa ngay continuer ma préciser rek nii mooy 9 millions yi nga wax ci mbaar njaay boobu noonu. ku xam mbaar dëgg fi ni nii boo fa demee da ngay foog ne ñoom ñoo ngi ci seen olala ndax ay tabax yu rafet mais boo duggee ci biir c'est la dèche nit ñi ñoo ngi bëgg a dee parce que dañ leen a jël déplacer leen à peine à 10 kilomètres fi ñu dëkkoon. ba pare nangoon nañ seen suuf ba pare imagine te waa yow ñu nangu sa suuf à 10 kilomètres. ba pare toxal la foofu noonu ci wet gi nga xamante ne yow yaa ngi fa mais amatoo loo def mënatoo bay mënatoo sàmm mënatoo def dara ñuy dund extrême pauvreté loolu nag la ñu bañ ñun ñi nga xamante ne actuellement site bi ñun la jublu parce que population yi li ñu proposé woon may ñëwaat ci sa question ci côté boobu que ni population yi tooguñu seetaan dañoo évaluer woon ni hectare bu nekkat ñoom danañ ci mën a gagner 3 millions à 4 millions par an ci exploitation darkase bi ak mango yi ak ron yi léegi bu ko defee nañu calculer li nga xamante ni moom la garab di dund par an ci ay at ñu démultiplier ko pour xam ñaata la ñu war a fay à l'hectare ci la baykat yi proposé woon 20 millions de francs CFA à l'hectare mais ICS kay moo bëgg a ñëw forcé ñu la mais vraiment tamit côté état bi tamit mu des parce que tamit man je peux pas comprendre que ñii proposé lii ñii proposé le nga ñëw bëgg a farak ñee ba di ci bunu xatal ñenn ñi. waaw léegi xam lu ma la bëgg a laaj. waaw est-ce que ICS boobu yéen a ngi ci gis seen bopp parce que y a ça aussi avant que ñu est-ce que ICS boobu yéen ñi population bi yéen a ngi ci gis seen bopp. lu jëm ci wàllu responsabilité sociale. sociale. jërëjëf yaakaar naa ne bu ñu ci gisoon suñu bopp duñ toog fii. ñun buñ gisoon suñu bopp ci ICS duñu toog fii ndax coow moom gënalul kenn yow mii bëggoo coow Saliou Seck bëggul coow keneen bëggul coow ñàkk cee gis suñu bopp nag moo tax lii sax xew parce que ma fàttali ni foofu commune Mewane 89 villages la 89 villages du ñaar du ñett 26 villages instant bi ñoo ci am électricité ndox usine bi nekk foofu. usine bi mu ngi foofu. dama lay jël exemple ci Ngaaxam bi mu bëggee am courant. ñu dagg poto yi entre usine bi ak Ngaaxam matul 2 kilomètres fi ñu ko war a daggee Ngaaxam ak Mewane 7 kilomètres la bi ñu ko fa bëggee daggee waa usine bi dañoo bañ te am nañ centrale électrique. kon loolu mooy poto yooyu Mewane lañ ko mujjee branché yi pour mu ñëw Ngaaxam. boo demee ci dëkk ba mën nga ko vérifier. beneen mbir bi ci topp muy responsable sociétal ci beneen côté bi. yaakaar naa ni dama bëgg sax journaliste yi def fa descendre pour xool bu baax li ñuy wax ndax dëgg la wala du dëgg. parce que loolu mooy preuve. boo fa ñëwee Ngaaxam école primaire Ngaaxam bi ma dëkk école primaire bi 3 salles de classe la usine tabaxu ko fa coopération japonaise moo ko tabaxoon 99 boobu ba léegi ñoo ngi daw ci pour ñu tabaxaat ko. Toobeen la même chose commune Mewane amul lycée te ICS normalement waroon na fa mën a def benn lycée technique bu nga xamante ne dinañ ci former jeunes yi pour di la mën a embaucher defu ko fa hôpital yi ay poste de santé yoo xamante ni boo fa ñëwee amul matériel amul dara te ICS waroon na dox ci loolu. te même bu weesoo wàllum infrastructure ay courant wax ndox aussi seen côté santé ci boppam ñoom ICS il paraît que dañ di jural ay jafe-jafe ci côté boobu. waaw loolu mooy impact bi. boo fa dikkee daanaka vraiment bëgg naa daal journaliste yi dikk fa pour gën a xam lan moo xew réellement ci Toobeen. population yi nga xam ne ñoo dëkkee commune Mewane yépp seen feebar yi gën a bëri bu la neexee nga dem ci hôpitaux yi ñuy fajoo nga vérifier ko muy bu Tivaouane muy bu Taïba Ndiaye muy bu Mewane muy bu Darou Khoudoss ak Mboro feebar yi gën a bëri ci seen i feebar mooy insuffisance respiratoire ak problème pulmonaire te loolu li ko waral yépp mooy produit chimique yi nga xam ne ICS moo ngi koy dégager ñu di ko noyyi. loolu moo tax ñu ne Thiès bokk ci région yi nga xam ñoo ëpp Covid 19. parce que non Covid 19 bi lii rek la de.
mooy problème respiratoire yi la de. boo ko amee da ngay départ. non c'est que sincèrement bon mais c'est que gis nga. man comme ni ngeen wax responsabilité sociétale il faut que mu am parce que ñoom ñoo war a appuyer l'État du Sénégal. ci yenn affaires yi. par exemple boo implanté woo fenn mais loolu bare na mais sincèrement gis nga xoolal je vais vous dire une chose ce qui est extraordinaire dans ce pays-là. usines yu mag yooyu yoo xam ne seen population gisuñu seen bopp. muy Tëngéej. waaw wax naa ko fi laa dernière fois muy Tëngéej ak Sococim. Sococim ne fait rien pour Rufisque mën naa ko wax. nga dem feneen boo demaatee feneen c'est comme ça et que aujourd'hui c'est qu'il y a da nga ay miettes. ay miettes la ñuy jox suñu mairie yi. ay miettes laa wax bildaar ay miettes la ñuy jox suñu mairie yi. voilà ce qui est aujourd'hui problème bi nga xam ne moo posé mënuloo jël ab usine moom muy gaañ. problème xoolal waa Bargny. xoolal waa Tëngéej. ah ki bi dem ba Sendou xoolal le cas de Sendou. usine boobu ñu def foofu tout ça. ñu tëgg la population gisul seen bopp ñu ngi dee. te yooyu noonu yëpp responsabilité état la. mais c'est ça tamit force pour que ñu participer ci développement. alors rapidement. rapidement ci 19 arrêtés yi ñaata la ñu libéré ak fan ngeen toll. rapidement foofu laa bëggoon a ñëw sax parce que 24 lañ jàppoon. transféré leen mag bu Thiès. ci 24 yooyu ñu libéré ci 6 mu des 18. ak Ardo Ñing mi nga xam ne jàppoon nañ ko mu nekkoon Tivaouane ñu tee ko foofu muy 19. may fàttali ñi ci 19 ci 18 yooyu nga xam ne ñoo dëkk Toobeen ñu jàpp leen. suñu coordonnateur Cheikh Fall moo ngi ci. moom mooy coordonnateur FPD bii. te ñoo ngi ko jàppee ba Jawbe. Jawbe lañ ko jàppee. Toobeen ba Jawbe. Toobeen Jawbe lañ ko. moom foofu lay liggéeyee c'est un censeur de lycée. foofu lañ ko jàppee. dugal ko ci oto yi. jaarale ko Tamba. li mooy jaay doole. indi ko Mboro indi ko Tivaouane gendarmerie Tivaouane jóge fa yóbbu ko gendarmerie Mboro. xëyaat indiwaat ko gendarmerie Tivaouane. door koo defeere ak nit ñi Thiès xool leen coono yooyu bu baax ci nit. te fi ne nii bay wax ak yéen mu ngi ci kaso gi te deful dara lu dul défendre intérêt population yi. ñoom 19 yëpp instant bi ñu ngi leen téye ba tey. 18 yi moo nekk Thiès. 18 ci waaw Ardo mu ngi Tivaouane présentement parce que mutul woon 48 heures dañ ko mettre en garde à vue. d'accord te Cheikh Fall moomu. muy censeur lycée. vraiment lycée boobu nan lay doxee. ak période Covid 19 bi. plus que sax ñu ngi jëm ci ay examen et tout donc ñu ngi ñaan rek bu ñu leen mënee bàyyi ñu dellu ci seen njaboot parce que tamit quoi qu'on puisse dire. defuñu fi lu tax ñu leen di jël di leen téye ba waxtu bi donc Serigne Saliou ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax te di ñaan suñu borom saafara problème bi nga xamante ni am na foofu. jërëjëf Fatoumata fi may tëjee rek mooy. maanaam waa Toobeen. ak li nga xamante ni moo wër Toobeen li ñu wax mooy. balaa ñuy waxati sax waxoon négociation. ñi ñu jàpp nañ leen bàyyi ba pare. d'accord bu ñu leen libéré wul négociation sax amatul. d'accord waaw foofu laay tëjee maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant. ñu ngi lay sant bu baax a baax alors Khoudoss ñu ngi lay jaajëfal bàyyi la yow itam nga tàggoo.